dënn bi am na luñ ci dugal dégg nga mu ne xale bu jigéen bi dënn bi am na luñ ci dugal léegi yow xale bu jigéen bi dëmm yi soxor nañ de maanaam waaw waaw déedéet astafurlaa loolu kay ñun ñi ñaanuñu ko yàlla xalaatuñu ko maar day taali léegi moom dëmm yi waaw dafa war a am doom ju ni dégg moo tax ñu jox ko lekk bon yàq biir bi. moom dañu xam ne dafa war a am doom bi ñuy dégg ñu jox ko lekk bu bon pour yàq biir bi loolu garaaw na. mais ñooñu ñoo dëkk ak moom walla ñoo dëkk kay. garaaw na koo dëkkaloo mën c'est à l'image du Sénégal. nga koy lekk. nee na koo dëkkalul munoo ko woo nga jox ko lekk wax na dëgg de dëgg la. ba mu nekkee xale la lekk dafa garaaw. taawu yaayam bi moo nekk nan mooy tey defal naa la surprise. waaw jërëjëf Moustapha yow da ngaa bëri ay kii de da ngaa bëri ay karta de da nga bëri ay kurtu karta de macha allah macha allah yàlla jërëjëf, yàlla jërëjëf. yokk xéwal yi. allahumma amiin xam naa nag sama gars yi bu ñu génnee moom ñu ngi may xaar ci el bi. da ngay jékki-jékki rek làqatu dem waaw xale bu jigéen bii nii dënn bi am na luñ ci dugal dégg nga mu ne xale bu jigéen bi dënn bi am na luñ ci dugal léegi yow xale bu jigéen bi dëmm yi soxor nañ de maanaam waaw waaw déedéet astafurlaa loolu kay ñun ñi ñaanuñu ko yàlla xalaatuñu ko maar day taali léegi moom dëmm yi waaw dafa war a am doom ju ni dégg moo tax ñu jox ko lekk bon yàq biir bi. moom dañu xam ne dafa war a am doom bi ñuy dégg ñu jox ko lekk bu bon pour yàq biir bi loolu garaaw na. mais ñooñu ñoo dëkk ak moom walla ñoo dëkk kay. garaaw na koo dëkkaloo mën c'est à l'image du Sénégal. nga koy lekk. nee na koo dëkkalul munoo ko woo nga jox ko lekk wax na dëgg de dëgg la. ba mu nekkee xale la lekk dafa garaaw. taawu yaayam bi moo nekk nan mooy sa kër ga moom it dañ koo yàq jigéen la am na lu ñu ci def léegi yaayam bii nag moom it mbaar am na lu ñu def ci moom walla defuñ ci moom dara kan yaayam dégg nga ajaratu nee na gars yi dañ lay sonal rek waaye mënuluñ la dara mais sa maam bàyyiwul la nii waaw waaw macha allah léegi nag Moustapha lii lu doy waar la léegi gis nga xel mi demoon na mais lu mu jege sama tànk bi la xel mi ñëwaat mbokk yi tudd fii Serigne Saliou. nee na bu ma fi nekkuloon ñu bëri dinañ faatu gars yi dañoo raakaaju dégg ngeen mbokk yi Moustapha lii war na leen jaaxal kii mënuloon wax ànduloon ak xel mi jéem nañ def gauche droite pour mu wax ak ñun mais mënul wax ndax xel mi new fi yoon dañ doon def yëfu saay-saay dégg ngeen xel mi dañ koo yóbbu woon dafa pertoon connaissance mais ba mu jegee sama tànk bi rek macha allah courant bi branché ko saa si xel mi ñëwaat macha allah ba léegi tax waaw dafa am lu nekk ci biir bi waaw loolu dinañ ko jox muy naan lépp lu nekk ci biir bi ci kàttanu yàlla am na vite fait bi nga xamante ne boobu lañ koy naan boobu bokkul ak vite fait bii nii vite fait bi ñu naan nag bokkul ak bii boobu dañ koy defar spécial jox ko nit pour mu naan ko boobu moom lépp lu mu fekk ci biir bi da koy dégager waaw nit ki am na solo dina raxas biir ba mu set macha allah
waaw lépp lu mu fekk ci biiru nit ki da koy dindi. moo xam ay liggéey moo xam. yaa xam maanaam lépp lu bon rek lu nekk ci biir. non lépp lu mu fekk foofu da koy raxas. waaw lépp lu mu fekk da koy raxas. kon nag mbokk yi gis ngeen lii dafa doy waar dafa yéeme. dëmm baaxul. gis ngeen day lor nit day lekk nit. gis ngeen barki Dembo ñaay ñoo ngi koy waxtaane fii. gis ngeen fu ci émission li ci jinne bi waaw ci émission li ci jinne. gis ngeen. liñ ci développé lépp. confirmé nañ maanaam moom la ñu confirmé waat nii tey. waaw léegi nag yow noo tudd. ah mu ne. xamatoo noo tudd xanaa da ngaa yàgg ci xale bu jigéen bi. yow jullit nga wala doo jullit. ba ko yaayam ëmbee la woon. ba ko yaayam ëmbee. fan yee sax. fan yee. xale bu jigéen bi wan nañ ko ñeenti ñi jàppoon yaay ji bi mu ko ëmbee. ñeent. ay jigéen ay dëmm wala ay jinne. ay dëmm. ñeenti ñi jàppoon yaay ji. wane nañ ko xale bu jigéen bi. waaw. c'est grave. léegi yow dañu lay génnee ci xale bu jigéen bi bu ko defee nag day génn. doo ko sàmmulee daan la ko tàgge de. déedéet ñu koy ñaanuñu yàlla ñu tàggee ñu ko ñun dañoo ñaan yàlla kay ñu ne ñu am na doom. day gént. macha allah. ay tàggee kay ñaan. ay xale bu jigéen bii ni mu bëggee Cerno. wante jaaxal na ma man. waaw léegi ñun dinañ ko may ay musluwaay ñu ko may ay garab yu mu naan ak yi ko aar bu demee mu gën a moytu aussi gën a kii gën a xool li muy def parce que waaw loolu tamit am na solo d'accord léegi yow góor nga walla jigéen nga léegi xaw ma. nee day ñëw ba ci wetam daal di ngandul daal naan ko maa ngi nii maa ne si yow nee na dafa yeewu ni ma yaay dama gis koo xam ni tubaab la waaye daal day def nii di dox di ma def nii di ma wër naan ma maa ngi nii tubaab la ma naan ko tubaab mu ni ma waaw naan ma tubaab la maa ngi nii waaye doo wax de maa ngi nii waaye doo wax dara. waaw kooku dafa dessin si yaram bi. nee na dafa am yu mu dese waaw ni man dafa am yu mu tatouage si yaram bi ba mu fees di ma wër naan ma maa ngi nii mënaloon ma dara kenn mënaloo ma dara man kay yow ci li nga expliqué nii loo ci dégg souvent da ngay dégg ñu lay wax tubaab. waaw moom mii mooy wax moo ma wax. mais tubaab su boo ko géntee wala lan moo ci sa xalaat. waaw dégg nga boo géntee tubaab ay seytaane la ak yooyu waaw moom nag dafa ne ma tubaab daal bu góor bu bind yaram bi ba mu fees di ma wër rek naan ma maa ngi nii xool ma nii laa tol maa ngi nii. tubaab la wax. léegi yow kooku yow la ku soxna si wax yow la yow la yow yaa feeñoon xale bu jigéen bi nekk tubaab dama doon kii noonu rek. dama ko doon wan noonu rek waaye. da nga ko doon wan noonu rek mais yow la woon. xale bu jigéen bi sax moom daan na ma gis benn jour. daan na ma gis de. daan na la gis. lu mel ne genre kii yarank. genre yarank. genre. day am naa ko car yu bari. yaranka. waaw xam naa yarank. maanaam sa jëmm noonu la mel. noonu laa ko daan gisee de. noonu la daan gisee. ok mais da nga am beneen jëmm tamit bu dul yaranka nee na yaranka mooy li am laaf yu bari li am ay car. da nga doon nax rek di doser noonu. da nga ko doon nax di ko doser. nga koy yow nga soppaleku tubaab di ko nax di ko doser. mais sa melukaanu yaranka nga yor. mais bu la neexee nga soppaleku nekk tubaab nee na bu ko neexee mu soppaleku nekk tubaab mais melukaanu yaranka la yor mbokku jullit yi mbokku taalibe yi waaw
léegi déjà jinne bi wax na mun na wax esprit bi ñëw na Saliou nga expliquer léegi esprit bi ñëw na alors koy léegi jege na sama tànk bi xel mi ñëwaat na. Alors, chers internautes, chers téléspectateurs, l'esprit qui possède cette demoiselle, le djinn qui possède cette demoiselle, au début ne pouvait pas parler parce qu'il avait perdu son esprit. Il n'arrivait pas à délier sa langue, mais là, il arrive à délier sa langue et arrive à parler. Et depuis qu'il s'est approché de la jambe du marabout, the King of the King, le Khalif général des djinns, il a pu maintenant retrouver son esprit et il a expliqué plein de choses. Il a expliqué que vraiment cette demoiselle est possédée tout simplement par des sorciers qui sont en train de la malmener. Et depuis la grossesse de sa maman, depuis qu'elle est à l'intérieur donc du corps, du ventre de sa maman, donc les sorciers l'ont suivie et c'est pourquoi maintenant elle ne cesse de vomir parce que les sorciers l'avaient donné à manger quelque chose de mauvais, donc qui la pousse à vomir. L'esprit a même expliqué que si le marabout ne vient pas en aide à la demoiselle, elle risque de mourir parce que les sorciers l'ont dominée et ils sont prêts tout simplement à la tuer. Mais le marabout lui a dit que vraiment ça n'aura pas lieu parce que nous allons tout faire pour aider la demoiselle. Nous allons tout faire pour sortir donc les sorciers de son corps. Le marabout a même dit au djinn, à l'esprit de sortir du corps de la demoiselle pour qu'il puisse maintenant s'affronter tout simplement aux sorciers et les faire sortir une bonne fois pour toutes du corps de la demoiselle. Ce que l'esprit a accepté parce que l'esprit a expliqué que c'est une demoiselle qui est une bonne personne, qui fait de beaux rêves et qui rêve souvent de Serigne Saliou, qui rêve souvent du marabout Thierno Moule Sow, qui rêve souvent de Baye Niass. Ce que la maman a témoigné, donc leur quartier à Saint-Louis est un quartier habité par des sorciers qui sont en train de posséder cette demoiselle et qui veulent coûte que coûte la tuer. Mais le marabout lui dit que ça n'aura pas lieu. Nous allons tout faire donc pour l'aider et pour la sortir de cette situation. So ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see this very lady who is still hypnotized or is still possessed by a jinn, by a spirit, and this spirit was not being able to talk because he was absent-minded. But right now he's talking, he's explaining many things because since he was, in front of the marabout, since he was just taking the leg of the marabout inside his hands, he was just being able to explain many things, to talk, and he just explained that this very lady is just possessed by some witches, and these witches are living in St. Louis in their very house, and these witches are ready to kill her. That's why the jinn, the spirit, was explaining to the marabout that even he, if he doesn't, do his best so as to help this very lady, the spirit or the witches will kill her. But the marabout told her, no, that won't happen because I will do my best. I will get these witches from the body of this very lady. I will make her live nicely. I will make her live happily, and I will make her be happy in her life. The jinn or the spirit was even explaining that their very corner in St. Louis is being lived by many jinns, by many witches, and these witches were just ready to kill her. She even explained that when the witch or the spirit even explained that when the lady came here in the house of Thierno Moule Sow and bought one t-shirt because she was having problems to have a husband. But when she bought one t-shirt, and just 3 months, she got one husband, and then she's living happily with her husband. And her husband is living abroad, and that's the very husband who just, sent her money so as to make her be healed by the Marabout Thierno Moule Sow, by the king of the king, the Marshal. This is something unbelievable, something incredible, and then this is what is happening because from the beginning, this spirit, the spirit didn't have the possibility to speak, didn't, have the capacity to express himself and to explain what was happening. But right now he's talking, he's explaining whatever, happened in St. Louis and whatever is happening and talking about everything
explaining to the Marabout that he has to help her. If he doesn't help her, she will die because the witches will just kill her. So I will let the floor to Thierno Moulay Sow, the king of the king, the Marshal. He will deal with his healing session because he was just, trying to know what happened exactly to that lady. And right now he's understanding what happened to that lady because the spirit explained everything and then we understand everything. So the Marabout Thierno Moulay Sow will heal then this lady right now. We'll just let him the floor. He will deal with his healing session. waaw jërëjëf Saliou Samba macha allah léegi ma daal di lay tuubala génne la ci xale bi léegi nag mu des jinne yi dëmm yi mbokk yi macha allah kaay jël kanam gi instant bi jinne bi moo nekk ni jinne bi moom amul benn problème début bi sax moom indiwul ay jafe-jafe daal indiwul ay jafe-jafe début bi indiwul jafe-jafe mbokk yi waaye nag wax na lu bari nee na dëmm yi dañoo topp xale bu jigéen bi léegi nag macha allah dëmm nag kenn ku ne xam na ne baax dañ doon def yëfu saay-saay dégg ngeen xel mi dañ koo yóbbu woon dafa pertoon connaissance mais ba mu jegee sama tànk bi rek macha allah courant bi branché ko ci saa si xel mi ñëwaat macha allah ba léegi tax waaw dafa am lu nekk ci biir bi waaw loolu dinañ ko jox muy naan lépp lu nekk ci biir bi ci kàttanu yàlla am na vite fait bi nga xamante ne boobu dañ koy naan boobu bokkul ak vite fait bii nii vite fait bi ñu naan nag bokkul ak bii boobu dañ koy defar spécial jox ko nit pour mu naan ko boobu moom lépp lu mu fekk ci biir bi da koy dégager waaw nit ki am na solo dina raxas biir ba mu set macha allah waaw lépp lu mu fekk ci biiru nit ki da koy dindi moo xam ay liggéey moo xam yaa xam maanaam lépp lu bon rek lu nekk ci biir non lépp lu mu fekk foofu da koy raxas waaw lépp lu mu fekk da koy raxas kon nag mbokk yi gis ngeen lii dafa doy waar dafa yéeme dëmm baaxul gis ngeen day lor nit day lekk nit gis ngeen barki Dembo ñaay ñoo ngi koy waxtaane fii gis ngeen fu ci émission li ci jinne bi waaw ci émission li ci jinne gis ngeen liñ ci développé lépp confirmé nañ maanaam moom la ñu confirmé waat nii tey waaw léegi nag yow noo tudd mu ne xamatoo noo tudd xanaa da ngaa yàgg ci xale bu jigéen bi yow jullit nga wala doo jullit ba ko yaayam ëmbee la woon ba ko yaayam ëmbee fan yee sax fan yee xale bu jigéen bi wan nan ko ñeenti ñi jàppoon yaay ji bi mu ko ëmbee ñeent ay jigéen ay dëmm wala ay jinne ay dëmm waaw ñeent ñi jàppoon yaay ji wane nañ ko xale bu jigéen bi waaw c'est grave léegi yow dañu lay génnee ci xale bu jigéen bi bu ko defee nag dégg ngeen doo ko sàmmulee daan la ko tàgge de déedéet ñu koy ñaanuñu yàlla ñu tàggee ñu ko ñun dañoo ñaan yàlla kay ñu ne ñu am na doom day ngénte macha allah ay tàggee kay ñaan waaye xale bu jigéen bii ni mu bëggee Thierno wante jaaxal na man waaw léegi ñun dinañ ko may ay musluwaay dinañ ko may ay garab yu mu naan ak yi ko aar bu demee mu gën a moytu aussi gën a ci gën a xool li muy def parce que waaw loolu tamit am na solo d'accord léegi yow góor nga wala jigéen nga
léegi xaw ma. fan yii rek yeewoon na ma yàq dama la moom dafa am daal ku génn koo xam ne góor la waaye tubaab la daal. loolu ñëw sama yoon daal man maa ngi nii. nee dañ la ngandul daal naan que maa ngi nii maa ne si yow. nee na dafa yeewu ni ma yaay dama gis koo xam ni tubaab la. waaye daal day def nii di dox di ma def nii di ma wër naan ma maa ngi nii tubaab laa. ma naan ko tubaab mu ni ma waaw naan ma tubaab la maa ngi nii. waaye doo wax de maa ngi nii waaye doo wax dara. waaw kooku dafa desee si yaram bi. nee na dafa am yu mu dese waaw ni ma dafa am yu mu tatouage si yaram bi ba mu fees. di ma wër naan ma maa ngi nii mënaloon ma dara kenn mënalul ma dara. man kay yow ci li nga expliqué nii loo ci dégg souvent da ngay dégg ñu lay wax tubaab. waaw moom mii mooy wax moo ma wax. mais tubaab su boo ko géntee wala lan moo ci sa xalaat. waaw dégg ni boo géntee tubaab ay seytaane la ak yooyu. waaw moom nag dafa ne ma tubaab daal bu góor bu bind yaram bi ba mu fees dama di ma wër rek naan ma maa ngi nii xool ma nii laa toll maa ngi nii. tubaab la wax. léegi yow kooku yow la ku soxna si wax ah. yow la yow yaa feeñoon xale bu jigéen bi nekk tubaab ah. dama doon kii noonu rek. ah. dama ko doon won noonu rek waaye. ah da nga ko doon won noonu rek mais yow la woon. xale bu jigéen bi sax moom daan na ma gis benn jour. ah. daan na ma gis de. daan na la gis. lu mel ne genre kii yarank. genre yarank. yarank. genre. day am naa ko car yu bari. ah yaranka. waaw xam naa yaranka. ah maanaam sa jëmm noonu la mel. noonu laa ko daan gisee de. ah noonu la daan gisee. ok mais da nga am beneen jëmm tamit bu dul yaranka nee na yaranka mooy li am laaf yu bari yi li am ay car. da nga doon nax rek di doser noonu. da nga ko doon nax di ko doser. ah nga koy yow nga soppaleku tubaab di ko nax di ko doser. mais sa melukaanu yaranka nga yor. mais bu la neexee nga soppaleku nekk tubaab ah. nee na bu ko neexee mu soppaleku nekk tubaab. mais melukaanu yaranka la yor mbokku jullit yi mbokku taalibe yi waaw. léegi déjà jinne bi wax na mun na wax esprit bi ñëw na Saliou nga expliqué léegi esprit bi ñëw na. alors que léegi jege na sama tànk bi. xel mi ñëwaat na. Alors, chers internautes, chers téléspectateurs, l'esprit qui possède cette demoiselle, le djinn qui possède cette demoiselle, au début ne pouvait pas parler parce qu'il avait perdu son esprit. Il n'arrivait pas à délier sa langue, mais là, il arrive à délier sa langue et arrive à parler. Et depuis qu'il s'est approché de la jambe du marabout, the King of the King, le Khalif général des djinns, il a pu maintenant retrouver son esprit et il a expliqué plein de choses. Il a expliqué que vraiment cette demoiselle est possédée tout simplement par des sorciers qui sont en train de la malmener. Et depuis la grossesse de sa maman, depuis qu'elle est à l'intérieur donc du corps, du ventre de sa maman, donc les sorciers l'ont suivie et c'est pourquoi maintenant elle ne cesse de vomir parce que les sorciers l'avaient donné à manger quelque chose de mauvais, donc qui la pousse à vomir. L'esprit a même expliqué que si le marabout ne vient pas en aide à la demoiselle, elle risque de mourir parce que les sorciers l'ont dominée et ils sont prêts tout simplement à la tuer. Mais le marabout lui a dit que vraiment ça n'aura pas lieu parce que nous allons tout faire pour aider la demoiselle. Nous allons tout faire pour sortir donc les sorciers de son corps. Le marabout a même dit au djinn, à l'esprit de sortir du corps de la demoiselle pour qu'il puisse maintenant s'affronter tout simplement aux sorciers et les faire sortir une bonne fois pour toutes du corps de la demoiselle. Ce que l'esprit a accepté parce que l'esprit a expliqué que c'est une demoiselle qui est une bonne personne, qui fait de beaux rêves et qui rêve souvent de Serigne Saliou, qui rêve souvent du marabout Thierno Moule Sow, qui rêve souvent de Baye Niass. Ce que la maman a témoigné, donc leur quartier à Saint-Louis est un quartier habité par des sorciers.
sorciers qui sont en train de posséder cette demoiselle et qui veulent coûte que coûte la tuer. Mais le marabout lui dit que ça n'aura pas lieu. Nous allons tout faire donc pour l'aider et pour la sortir de cette situation. So ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see it in this very lady who is still hypnotized or is still possessed by a jinn, by a spirit, and this spirit was not being able to talk because he was absent-minded. But right now he's talking, he's explaining many things, because since he was, in front of the marabout, since he was just taking the leg of the marabout inside his hands, he was just being able to explain many things, to talk, and he just explained that this very lady is just possessed by some witches, and these witches are living in St. Louis in their very house, and these witches are ready to kill her. That's why the jinn, the spirit, was explaining to the marabout that even he, if he doesn't, do his best so as to help this very lady, the spirit or the witches will kill her. But the marabout told her, no, that won't happen, because I will do my best. I will get these witches from the body of this very lady. I will make her live nicely. I will make her live happily, and I will make her be happy in her life. The jinn or the spirit was even explaining that their very corner in St. Louis is being lived by many jinns, by many witches, and these witches were just ready to kill her. She even explained that when the witch or the spirit even explained that when the lady came here in the house of Chernomolaiso and bought one t-shirt, because she was having problems to have a husband. But when she bought one t-shirt, and just 3 months, she got one husband, and then she's living happily with her husband. And her husband is living abroad, and that's the very husband who just, sent her money so as to make her be healed by the Marabout Chernomolaiso, by the king of the kingdom, Marshal. This is something unbelievable, something incredible, and then this is what is happening, because from the beginning, this spirit, the spirit didn't have the possibility to speak, didn't have the capacity to express himself and to explain what was happening. But right now he's talking, he's explaining whatever happened in St. Louis and whatever is happening, and talking about everything, explaining to the marabout that he has to help her. If he doesn't help her, she will die, because the witches will just kill her. So I will let the floor to Chernomolaiso, the king of the kingdom, Marshal. He will deal with his healing session, because he was just trying to know what happened exactly to that lady, and right now he's understanding what happened to that lady, because this spirit explained everything, and then we understand everything. So the marabout Chernomolaiso will heal then this lady right now. We'll just let him the floor. He will deal with his healing session. Waaw jërëjëf Saliou Samba macha allah. léegi ma daal di lay tuubala génne la ci xale bi, léegi nag mu des jinne yi dëmm yi mbokk yi macha allah. kaay jël kanam gi instant bi jinne bi moo nekk ni. jinne bi moom amul benn problème, début bi sax moom indiwul ay jafe-jafe daal, indiwul ay jafe-jafe, début bi indiwul jafe-jafe mbokk yi. waaye nag wax na lu bari, nee na dëmm yi dañoo topp xale bu jigéen bi. léegi nag macha allah dëmm nag kenn ku ne xam na ne baax. allo leera léegi ma tuubal la waaw. jigéen bi su demee su tikkee dina la kii de. su tikkee. waaw. dina am ay bagages yu bari yu fi indi. dina am ay bagages yu bari yu mu indi. nee na xale bu jigéen bu tukkee ndeysaan dina am bagages yu bari yu mu indi macha allah. waaw am na taalibe yi am kóllëre yi nga xamante ne ndeysaan dañu lay yónnee. waaw
ñu wax na waliyu de waaye ay seyaatin yu war ñoo ko yar. papa ji. ay seyaatin. ana papa ji. papa jaa ngi këram. waaw. nee na ay seytaane yu bon ñoo ko topp papa ji. te waliyu la de. te waliwu la ndeysaan nee na papa ji waliwu la waaye seytaane yi lan lañ fi waxoon barki dem nee naa la dëmm yi waliw yi la ñuy soxla nit ñu baax ñi la ñuy soxla kilifa diine yi la ñuy soxla loolu koy wax naa la ko dëmm seyaatin dëmm bu bon jinne bu bon waaw waaw xale bu jigéen bi kay magam waaye gorom baaxul. gorom bi baaxul jinne wax de nee na goro bi baaxul ñaan ni doom yi di def ci jabar yi. waaw da ci ñaan de. da ci ñaan mbokk yi gis nga jinne wax de xale bu jigéen bi waxul jinne mooy wax ci xale bu jigéen bi waxul léegi nag macha allah kon ma tuubal laa waaw léegi waxal ashhadu an laa ilaha illa allah ndeysaan baatu seede yi dafa diis pour mu wax baatu seede yi dafa diis waxal ashhadu an laa ilaha illa allah cey lislaam rek wóor pour mu tudd sa baati problème la mbokk yi léegi moo tax xale bu jigéen bi. waaw moo tax mënuma wax kii bu diis la. mu ne. xale bu jigéen bi ak a jullite waaye man maa ko doon bañ muy julli. yaa doon bañ muy julli nee na moo doon bañ muy julli nee na xale bu jigéen bi dafa jullite waaye moo doon bañ muy julli ak lan aussi nga yàqal xale bu jigéen bi. ak lan tamit nga ko nee na moo ko doon yàqal muy julli jinne baa ngi wax de moom it moo ngi wax parcours am waroon na am xaalis bu bari. waroon na am xaalis bu bari Serigne Sall sax ñaanal nag. nee na waroon na am xaalis bu bari nee na Serigne Sall na Serigne Sall di ko ziyaare ji yore ay malet yi xaalis ay euro. day am xaalis te moom mii. kii day am xaalis. te Serigne Sall yow la ko dénk kon yow la koy jox. nee na Serigne Sall man la ko dénk macha allah loolu foor na mbokk yi waaw léegi yow lan ak lan nga yàqal xale bu jigéen bi. ñaar yooyu kese la. am alal bi ak julli bi loolu kese nga ko yàqal waaye amoo leneen tamit loo ko yàqal daal li nga xamante ne yàqal nga ko. waaw mbokk yi kon dégg ngeen jinne bi ndeysaan actuellement moo ngi wax ak ñun gis nga li yëpp day jël temps bu dee da ngay yàkkamti doo mën a wax ak jinne lii day jël temps macha allah léegi waxal ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mbokk yi pour mu seede sax dafa diis ñoo ngi koy convertir ci lislaam waaye pour mu dugg ci lislaam baat yi dafa diis macha allah lislaam rek a wóor lislaam rek mooy dëgg moo mujj macha allah mbokk yi la xalif général day jinne Thierno Moule Sow mooy tuubal jinne yi dugal leen ci lislaam su ma nekkee si moom. waaw. kenn du ko ñeme xool. lu tax. keneen la ñuy gis. keneen la ñuy gis. te moom dafa rafetoon de. ay taar bi yëpp ñu ko jël. dafa rafetoon. mbokk yi gis nga jinne bi nee na xale bu jigéen bi dafa rafetoon. waaye xam naa ne bokk na li yàq ci taaram. mais nag ndeysaan tey moom dina génn ci xale bu jigéen bi mu daal di ñibbi ndar ndeysaan. léegi waxal ashhadu an laa ilaha illa allah
wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluhu. L'islam a fort mbokk yi, l'islam a fort, l'islam a neex, doon jullit a neex macha allah. mbokk yi ñoo ngi koy dugal ci l'islam waaye ba tey pour mu motal kàddu yi day xaw a des tuuti, waaye noonu la ci barki bisimilah rahmaani rahim. yàlla nañu yàlla yombalal kàddu yi ci làmmiñ gi ci barki yonent bi sallallahu alayhi wasallam, ci barki ñetti Thierno Moule Sow yi ba ñu convertir ko mu dugg l'islam mu waaw. ah. waaw. ci bopp bi. jinne bi nee na ma jàng ci bopp bi xul wallahu ahad. a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. xul wallahu ahadu allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu. macha allah mbokk yi jàng naa ci mu nga ne xul wallahu macha allah dafa foor, amul benn buur bu ñuy jaam bu dul yàlla macha allah. jinne bi nee na ma tari xul wallahu ci boppam macha allah. xam nga nag xulwa yi bokkul nu ko benn jinne waxee mu ne sa faatiya ak faatiya yeneen yi bokkul, maanaam nitu yàlla dëgg bu taree faatiya ak nitu ordinaire bu ñu taree faatiya seen faatiya du ñu bokk. maanaam faatiya nitu yàlla boobu la ñuy gën a gaaw a nangu ko faatiya keneen ki nit simple. waaw nitu yàlla bu waxee bisimilahi rahmaani rahim barke bu muy àndal bokkul ak nit simple bu waxee bisimilahi rahmaani rahim te fekk lépp benn bisimilahi rahmaani rahim bi la, waaye barke bi njëriñ bi fa. moo tax nit ñi dañoo nit ñi yemuñu, doole yemul, nu baaraam yi mel noonu la nit ñi sutantee ci suñu borom. nee na xale bu jigéen bi ba mu nekkee xale waroon na mun a jàng. fàtteloo rek su jàngee nu dañ koy fàtteloo rek. léegi nañu continuer waat tuub bi nañu continuer neel ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluhu. abduhu wa rasuluhu. gis nga ndeysaan lu mu wax ne ma taril ko, dafa ne ma taril ko xul wa allahu, ma taril ko ci bopp bi mu nooy nepp. xam nga gis nga dafa ne ma taril ko xul wa allahu, ba ma ko tarilee ci bopp bi mu doog a mën a wax baatu seede yi normal. moo tax nee naa la jinne mën na la ne jëlal bisimilahi rahmaani rahim rek nga bind ko. kenn mun na nekk bitim réew exemple kooku war a am séjour wala war a am visa, bëgg a am visa wala séjour wala carte carte séjour wala am nationalité mu bëgg ko am mu të ko. jinne bi ne ko bindal ko benn bisimilahi rahmaani rahim rek mu jënd benn bisimilahi rahmaani rahim. nga gis beneen sëriñ bi nga xamante ne dana bind kaamil gi yëpp sang ko te du jëriñ dara. nga gis nga bind benn bisimilahi rahmaani rahim mu jëriñ ko. mooy li may wax rek, dafa am loxo yi nga xamante ne dafa am barke, am gémmiñ am barke. da ngay gis ku sangoo alxuraan kaamil te du ko jëriñ dara. nga gis ku jël benn bisimilah waaw nga gis ku jël bind bii bisimilahi rahmaani rahim rek am lu mu bëgg. moo tax ma ne la doole yemul, yàlla mooy maye. dinañ nangu kay ndax nag jinne bi nee na force moo tax doole yemul. ñoo leen di jëli force. dégg nga mu ne yeneen jinne nekkugul ci man ñoo leen di jëli force. kon nag sant suñu borom mooy li may wax rek, mbir mi baatin la. da nga gis ku jàng kaamil gi yëpp te kaamil gi du ko jëriñ dara, day fanaana jàng alxuraan du ko jëriñ tus. ki nga xamante ne jàngul kaamil gi yëpp su ma gisee vidéo bi. waaw. boo ko aaru dinañ ko def dara de. dinañ ko def dara de boo ko aaru. waaw dinañ ko aar bu soobee yàlla. ñan ñoo koy def dara. sama dëkk baaxul de. mu ne baaxul de. maa dafa bëri ay dëmm foofu. pagaay koñ boobu de ñu fi set barewul. dégg nga nee na koñ bu mu dëkk ñu fa set barewuñu. boo xoolee 100%
1% ñoo fay seet genn wàll gi yëpp ay dëmm lañu waaye nag bu ñu nekkee dëmm bu soobee yàlla yow duñ la mën a lekk yow kenn du la lekk kenn du la naan ku la lekk dee ku la naan dee ku la lekk dee ku la naan dee ku la lekk dee ku la naan dee waaw ku la lekk dee ku la naan dee waaw loolu nag day yomb trop kii daal dinañ ko protéger yéen moom ay mag ngeen garaawul yéen moom amul problème kii ko wax kii la topp. waaw. kii seytaane rek lay fréquenté. kan. kii seytaane yi rek lay nekk. magam bu góor. nee na magu góoru kii magam bu góor ay seytaane rek lay fréquenté. kon kooku nag ngeen artu ko sinon seytaane dinañ ko defal bagage. nañ ko tuddee wala yow la ko mënuñu ko dara de waaye baaxul de daan ko defal dara daan. kon nag boo leen demee ngeen wax ko na fu muy fréquenté na xool sinon ay jigéen kese fa bari. mbokk yi gis ngeen dëmm bi jinne baa ngi wax jinne bi moo ngi wax ci kanamu di wax ci famille bi di expliquer ci magu xale bu jigéen bi jinne bi nag macha allah tuubal nañ ko instant bi xale bu jigéen bi waxul de li ne ci moom mooy wax mooy jinne bi moom mooy wax noonu kon nag tuubal nañ ko dugal nañ ko ci lislaam dama koy daal di jox tur bu sell rek ñu daal di koy génnee moom jinne bi mu génn ci xale bi carrément. yaa ko wax danga koy tuddee jinne de yaa ko wax de. yaa ko wax de te yow moom kenn du la géntee noonu. dégguma. man yow kenn du la gént si noonu rek yaa ni ka su ñëwee fii daa ko tuddee jinne yaa ko wax. bu ñëwee fii. daa ko tuddee jinne yow. xale bu jigéen bi. waaw xale bu jigéen bi amul problème dinañ ko tuddee jinne moom bu ñu jàppee jinne jigéen moom nu mu tudd Rama amul problème bu ñu amee jinne fii dinañ ko tuddee amul benn problème macha allah. gént muy ñaanale waaye naa ko tuddee jinne. yow moom yàlla moo la baaxal rek. ma ne yàlla moo la baaxal kenn mënu si dara. jinne bi mu ne yàlla moo ma baaxal kenn mënu si dara. waaw kon nag sant suñu borom lépp suñu borom la mbokk yi léegi nag kon ñu jox ko tur tuubal nañ ko moom jinne bi léegi nag dama koy jox tur pour mu génn ci xale bu jigéen bi léegi nag ban tur laa ko war a jox non kii jinne bu góor la waaw jinne bu góor la léegi dama koy tudde ashxadu mule waaw ashxadu mule man nag damay tuddee rek damay lu ma xalaat tuddee ashxadu mule macha allah nee na xale bu jigéen dafa bëgg yàlla n'est-ce pas ashxadu mule waaw wala ñu jox ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu boole ñaar yooyu rek baax na n'est-ce pas ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waaw tuubal nga bu yàgg xale jigéen bi jàppoo ba pare. maanaam bis ndiki tey tuub naa dugg naa si diine bi nee na tuubal na bu yàgg waaye jëfee ko woon. si yow la ko déggee. ndeysaan parce que ñu bëri aussi bu ñu déggee may tuubal jinne yi dañuy profité tuubaale kon ñun tuubal ñu bëri te nag yàlla dafa ne boo tuubalee benn nit sa kër nga ci aljanna man ñaata jinne laa tuubal man ay état laa yor aljanna waaw nee naa leen aljanna ay état laa yor parce que yàlla moo wax xam nga yàlla du wax waxeet yàlla dafa ne boo tuubalee benn nit tabaxal naa la kër aljanna léegi nag
boo tuubalee ay nit di tuubal ay jinne nag kon yow ñaata logement nga yor aljanna yow ñaata étage nga yor aljanna kon nag man aljanna li ma fa yor ay château laa yor biir aljanna waaw. yow yaa si topp yaay dugal ñu la neex. dégg nga de macha allah jinne wax de jinne de moo wax léegi nag jinne ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah boobu loolu baax na parce que loolu tout le temps loolu baax na ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah kon nag jinne génnal yaltu génna ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah jinna yaltu ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah jinna yaltu ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah jinna ndeysaan jinne bi maa ko tuddee baatu seede yi booy dugg ci lislaam li ngay wax noonu laa ko tuddee ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah macha allah yaltu ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah noonu laa tuddee jinne bi kon jinne bi yaltu nga toog ci kër gi di ma liggéeyal doon sama taalibe jinna yaltu jinna yaltu ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah jinna mbokku jullit yi jinne bi mujj nañ ko tuubal mujj nañ ko waxloo début bi dëgëroon na pour mu wax ndax dañoo yóbbu woon xel mi nekkatul yàlla def mu téye sama tànk bi tànk bu am barke bi téye ci tànk la xalif général des jinne tànk bi nga xamante ne suñu borom da ci def barke tànk bi nga xamante ne macha allah ba mu ko téyee rek la xel mi ñëwaat mu doog a mën a wax ak ñun kon nag xam nga ne yii du tànk como de waaw yii moom ay tànk lay nga xamante ne macha allah yàlla def ci lal baatin macha allah ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jinna yaltu génnal ci yaramu xale bu jigéen bi mbokk yi jinne baa ngi génn ndeysaan jinne baa ngi génn mbokk yi gis ngeen ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jinna yaltu sarga fayra go ayet jinna ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah macha allah yaltu jinna mbokku juliti mbokku taalibe yi gis ngeen macha allah jinne bi yàlla def na waxloo nañ ko tuubal nañ ko dugg na ci lislaam ñoo ngi koy fas yéene génnee nag macha allah jinna yaltu jinna yaltu jinna yaltu nee na xale bu jigéen bi biiram bi ay liggéey bon lañ ci defoon jinna yaltu ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah jinna baa ngi génn ci xale bu jigéen bi macha allah mbokk yi yéen a ngi gis jinne baa ngi génn yaltu jinna yaltu jinna génnal ci xale bu jigéen bi yaltu jinna mbokk yi jinne baa ngi génn yaltu jinna ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jinna yaltu jinna yaltu mbokk yi gan ñaa ngi toog ci biti macha allah toogaay bi yàgg na toogaay bi metti na waaye c'est normal liggéey bi moo laaj loolu ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñoom nag ndar géej lañ jóge dafa naa ne war nañ fi am lu mu dee ñeenti fan xaw ma juróomi fan fukki fan ak ñaar loolu yëpp foo leen ko am sa kër doom bi mais ci kër gi ñaata fan ngeen fi am war nañ fi am juróomi fan wala juróom benn fan parce que dañoo tombeek jour ñu liggéeyul kat yi macha allah mbokk yi kon gis ngeen loolu du ñu liggéey jeudi du ñu liggéey mercredi léegi du ñu liggéey mercredi du ñu liggéey jeudi du ñu liggéey vendredi parce que bis yooyu kat ci laay mën a moom sama bopp jàkkaarloog jinne yi dafa leen ay sarax jënd ay nag ay xar ay bëy ay giléem macha allah def ay sarax
jàkkaarloog jinne yi dafa ñaanal askan bi macha allah jinne baa ngi génn ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mbokk yi jinne baa ngi génn ci xale bu jigéen bi jinne baa ngi génn ci rama soxna si moo ngi tudd rama macha allah jinne baa ngi génn ci rama jinne baa ngi génn mbokk jullit yi jinne baa ngi génn ci rama jinne baa ngi génn ci rama macha allah macha allah macha allah macha allah tuubal nañ ko ñoo ngi koy génne jinne bi moo ngi tudd ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ndax man sama lépp yàlla la ak alxuraan man sama lépp alxuraan la ndeysaan moo ngi waccu rek lekk yi bon yi ñu joxoon xale bu jigéen bi moo ngi waccu rek mbokk yi xam nga ne lii ñaaw na nit rek moo doy waar. Chers internautes, chers téléspectateurs, comme le marabout l'a expliqué, le djinn a été converti en l'islam et il s'appelle Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et là, actuellement, le marabout est en train de faire sortir le djinn du corps de la demoiselle. Ce djinn, cet esprit qui n'arrivait pas à parler au début, qui ne pouvait pas délier sa langue, mais dès qu'il s'est approché de la jambe du grand marabout Thierno Moulé Sow, the king of the king, le khalife général des djinns, il a pu tout simplement expliquer la situation et il a pu parler. Là actuellement il est en train de le faire sortir donc du corps de la demoiselle après l'avoir converti tout simplement en l'islam. So dear ladies and gents, dear followers of TMS TV, you can see then this very jinn whose name is just now Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, because this very jinn, this very spirit has been converted to Islam by the Marabout Thierno Moulé Sow, the king of the king, because from the beginning the spirit, the jinn, couldn't speak, couldn't explain, couldn't talk to the marabout because he was absent-minded. But since he just approached the marabout and he took his leg inside his hand, so now he just was able again to talk. And he explained many things. He explained many things about what happened to this very lady. And right now the Marabout Thierno Moulé Sow, the king of the king, the Marshal, converted the very jinn, the very spirit to Islam. And right now he's just making out the jinn of this very body, of the very body of the very lady. So you see then what is happening. You can hear what the jinn is doing, what the spirit is doing right now. Moustapha Fall mu nekk lu doy waar gis nga marabout bi tuubal na jinne bi jox ko tur ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah bu njëkk mënutoon wax mais bi mu jegee tànk marabout bi téye ko la commencé wax yaa ngi gis tuubal na ko mu ngi koy bi mu lonkee tànk bi la commencé wax tuubal na ko mu ngi koy génnee donc ci yaramu xale bu jigéen bi. jërëjëf Saliou li ñu. nee na ma dimbali ko mu génn forcé nga génn. Saliou defe naa ni defe naa ni yaltu génn ñoddi leen ko yaltu Moustapha bismillah yaltu Saliou defe naa ni li ñu gën a mën a jàpp aussi ci lu am solo ci séance bi sëñ bi doon def mooy jinne bi tudd na fi sëñ Thierno Moulé ak sëriñ Saliou tudd na fi aussi sëñ Thierno Moulé ak Baye Niass donc defe naa ni loolu askan bi war nañ ci gën a am njàngat bu baax a baax. semaine bi également gis nga photo bi nga xam ni mi ngi ci internet bi loolu aussi askan bi war nañ ci gën a jàngaat bu baax a baax. yaltu ci Thierno Moulé Sow. mais également day wone que ni rek dëmm nekk na lu garaaw a garaaw parce que gis nga li nga xam ni moo nekkoon ci biir bi sànq ba léegi mi ngi woccu mais également li extraordinaire mooy. sëñ bi ku ko xam-xam ni. presque kenn musul téye tànkam laxasu ci. waaye gis nañu sànq bi ci jinne bi laxasoo rek defe naa ni ay kiraama ak ay kéemtaane ñoo génn foofu mais également bi sëñ bi taree ku wallaaw ci bopp soxna si te soxna ci jinne bi mënu woon wax mais bi mu taree ku wallaaw axat rek dafa nooy nepp donc loolu aussi mu nekk ay kéemtaane yoo xam ni sëriñ bi wane na ko fi kon defe naa ni am na solo trop ngeen ñuy suivre ci TMS TV. may wax que ni fii lay tàngee waaye fii lay seddee ci kër Thierno Moulé Sow mbir mi fii la te Sénégal defe naa ni fu dara nekkul lu ñu fa dem kon bu ñëpp riiree jublu fii defe naa ni am na solo lool Saliou ngay gis jinne bi moom la ñuy génne noonu moom la sëñ bi di génne yaltu defe naa ni loolu am na solo trop trop
Alseyni ma ne gi ma ne Guinée bi la ñuy génne nii waaw développé moom nag aussi wax na fi ay wax yu am solo mais bu ngeen delloon dara également am na ci koo xam ni ñu déglu ko. tànk bi am na lu ci nekk de. tànk yi moom laa doon wax léegi te ñun également c'est la première fois ñu gis jinne bu ñëw laxasu ci sa tànk donc tànk bi am na lu ci nekk. macha allah jërëjëf. donc defe naa ni loolu am na solo ngeen gis ki ngeen doon gis sànq nag du nit ki mais jinne bi ngeen moom moo doon wax sànq donc loolu day baax aussi également ñu koy préciser pour ñi nga xam ni ñooy suivre TMS TV di suivre lépp li nga xam ni Thierno Moule Sow di la xalif général des jinne mi ngi koy def am na solo mais également wax nañ fi waxu t-shirt yi am na solo ku nekk war nga ko am mais cuuraay volcan bi aussi kër gu nekk war nga ko mën a am aussi war nga ko am aussi également loolu defe naa ni am na solo lool. cuuraay volcan bi kër gu ne war nga ko am mais t-shirt yi également. c'est important. t-shirt yi am na solo. t-shirt yi aussi am na solo parce que da lay aar. waaw da lay aar da lay ubbi. da lay aar da lay ubbi mooy comme même sarax yi nga xam ne dañ koy def fii ci kër gi da lay aar également da lay ubbi loolu aussi c'est important. ba léegi rek ngeen ñu suivre defe naa ni léegi 2 heures du matin jot ngeen ñu suivre ci kër Thierno Moule Sow defe naa ni sëriñ yëpp fatu nañ instant bi sëriñ yi faj yëpp fatu nañ ñu ngi ci seen xaaju guddi ah loolu aussi day baax ñu koy wax parce que ñi ngi filmer nekk 2 heures du matin ci suba ba léegi yaa ngi fii donc loolu dafa am importance. waaw ñu xam ni mbir mi fii la waaw. te loxo yi day métti. ñu xam ni mbir mi fii la. dina wàcc. waaw sëriñ si faj yëpp dem nañ fatu ji waaw. la ma sama xarit ba waxoon rek nee na dafa am sëriñam boo xam ni sëriñ bu mag la mi ngi fii ci réew mi ku ñu fonk bëri ay taalibe mais nee na nee na kooku sëriñam la mais benn yoon la mos a faj jinne waaw. maa nekk nii kay na nga def. yaa ngi ci jàmm. noo tudd. Rama na nga def. naka yi tey. macha allah. yaa ngi ci jàmm. yaa ngi may gis. ñemewu ma woon xool mais léegi yaa ngi may xool. nee na ñemewu ma woon xool ba muy doog a ñëw. non ñemewoo ko woon xool. ah bagage am yi la. Thierno dafa doon wax ni Rama mi ngi lay dégg. waaw jinne bi doon Rama ñoom ñaar ñëpp daa amoon benn liaison bu amoon si ñoom ñaar. benn partage. waaw moo tax mu wax loolu. ah mais lu tax ah xamuloo est-ce que nekkul. même bu ma ko daan génn sax bu ma ko xool damay daw. ba même daal sax. mbokk yi loolu yéeme na lool. su ma koy seetaan bu ma ko doon xool. waaw xam nga man tamit léegi lañ tëj bët ñu ñëwee ba tey ñu tëj bët. waaye li mu wax aussi yéeme na. sama yaram bi mooy loxo nii. waaw mu ne yaram bi instant bi mooy lox.
macha allah. loolu moom sant yàlla la rek. waaw léegi moom ñaanal ci moom dama yàlla yàggal na te loolu day am sax incha allah. waaw mënul ko mënul yàgg bëgg na. ndeysaan jërëjëf waaye macha allah mais ndeysaan. man gis na nii nii dama kontaan. ndeysaan ne dafa kontaan ba gisoon ko rek doyal na si man. ndeysaan. yàlla yàlla bëggal fanaan. amiin. kontaan naa bu baax. allahumma amiin yàlla waay. sàmm amiin. lakk fu yàlla eggal. allahumma amiin bokk ñun ñëpp. bu baax nga macha allah. li may gént moom bari na. li may faral di gént lu bari. waaye yëpp dama may jàppale nag ci gént bi. ndeysaan. heure bu ma géntee rek dama koy jàppale. te fekk na ma sonn ci gént bi. waaw. mooy li may wax rek taalibe képp ku ma bëgg rek foo ma oo ma uyu la foo jaaxee ma jàppale rek. loolu moom dama koy wax sama taalibe yi. ma sonn naa fi retiré xaalis ba nga xam ne sama jikko moom bu leen di waaye ki ko doon jëli. waaw. ki ko doon jëli heure bi demee dama ko jox. bi mu tuddee surtout ak boole si sam sama ruus ma ñëw rek mu jox ma ko. dégg nga. waaw loolu am na solo bi nga tuddee Samsu sama Musi. waaw ñetti ceer na mu dem. dafa tudd ñetti Thierno Moule Sow teg ci sama rus ñoom samay taalibe rek. waaw mu ne si mu julli daal bi damay bindoon jënd xar rek loolu. ndeysaan. xanaa da ngay dégg ci YouTube bi ñuy wax ku tudd ñetti Thierno Moule. waaw dama koy dégg. parce que defe naa ne loolu moom si nekk moom na laa secret koy loolu am na déggee. yëpp xam nañu. si moom laa koy déggee sax moom la koy wax. léegi instant bi ñoo ngi wax ak nit normal. li ñu fi nekkaloon fan yëpp nekkul nit jinne la woon. ñoo ngi wax ak nit normal mbokk yi gis ngeen xale bu jigéen ñi bu am kersa la boo leen ko gisee nit la bu sedd bokkul ak sànq liñ doon waxal jinne la waaye nag jinne bi yàlla def na tuubal nañ ko ba nekk na suñ taalibe léegi nag ñoo ngi wax ak xale bu jigéen bi waaye nag macha allah jinne bi wax na ne. loolu noonu saa damay gis ay nit yoo xamante ne dama leen xam waaye ñoom góob ñu set nañu daal. fële ca Ndar. waaw su ma leen géntee nii damay dóor. mais jinne bi nag wax na ne yow ay dëmm dañ laa topp. nee na nekk na sama fit bi du daal. dégg nga fitam bi. xam nga jinne bi ne woon na yóbbu woon nañ fit bi. waaye nag dinañ ko dimbali ci wàllu ñaan ci wàllu dëmm yooyu parce que dëmm yi kat baaxul. te jinne bi sànq. man mosuma wax ci micro sax waaye sa kër laa waxee may keroog bu ma koy introsé. ndeysaan nee na mosul wax ci micro. après ma koy expliqué ni que ni am na koo xamante ne fekkoon naa ko fi Ahmed la tudd tam doon nekk di wax si ay sarak boobu noonu di fa wax yu ñaaw yi. waaw. ma ne que moom na gëm yàlla xam ni xaalis jarul yenn yi daal. macha allah. fekkoon naa ko fi ñaari yoon moom ak keneen ki lay tuddati sax maam Cheikh waaw. te xam ne dëgg rek mooy mujj. moom bi fi ñëwee waaw moom daf na toroxaloon daal c'est ni kii moom gëm ma ne dina fi yàgg na dafa tàng. waaye dëgg ma ne dëgg rek mooy mujj. waaw mooy jëkk mooy mujj te ceer mu de yàlla moo ko fi bàyyi. te mu dimbali nit ñi sonn na trop su dul woon moom dina ñaan. mbokk yi kon nag lii dafa leer. waaw defe naa ni lii soxla si wax ñoo ko déggandoo fu mu ne lu teew ñuy nataal li mu wax leer na ne midi defe naa ni fii lay tàngee waaye fii lay seddee. li mu nekkaloon la. léegi nag sant nañu yàlla ba ndeysaan jinne bi génne nañ ko génn ci yaramam bi léegi dañ koy may ay ñaan rek ah. waaw. ndeysaan. dëgg la am na ñoo xamante ne dañ may woo ni ma wax dama bëgg. te man maa leen gën a bëgg. jërëjëf macha allah am nga taalibe fu ne lañu lay woowee. dëgg la sëriñ bi dama laa bëgg dama laa sopp. man moom damaa gént moom Serigne Saliou boole ma ak yow moo tax man fonk la daal. jërëjëf ndeysaan. li ma waroon yëkkale si yéeneen dinaa ko ñëw dégg fii incha macha allah. allah jërëjëf. waaw macha allah dafa gént Serigne Saliou boole ñu. xam nga gént kilifa yooyu dafa baax. kilifa yooyu macha allah kilifa yëpp dama leen liggéey. kilifa yu baax yi moom macha allah montor yu baax yi ñooy bokk. ñoo bokk même walaay wax gént kilifa yooyu tamit dafa baax. kon nag macha allah moom di ko ñaanal jàmm rek nag. ak njabootam ak waa këram yëpp. vraiment duñ koy may tamit lu koy dimbali biir bi parce que gars yi am na luñ sol ci biir bi. yow kër ga daan nga woccu ay affaire foofu wala. waaw bu ma la daan
leen seetaan damay wëccu rek. ndax vidéo yi dafa am solo dafa am doole. buy seetaan vidéo yi sax day wàcc. si ma lay seetaan sax am na nu ma doon njëkk fii ni may def saa dama koy def fekk suñu kër gi nekk fa moom dafa daan def su ma yëngal day xaar ba nit ñi dem mu soogay ñëw comme ça que moom xaw man dama am kees xam naa moo tax du bëgg def loolu si kanam nit ñi. kon nag vidéo buy wàcculoo nit. kooku du vidéo caaxaan. kooku du vidéo como kooku baatin la. Thierno Moule yàlla moo def ci moom baatin def ci moom alxuraan. yi ma jëkk seetaan sax mooy bi nga daan takk mbaxane bi am tere. waaw ndeysaan dëgg la ki yàgg na ma suivre depuis si Kaab Mbaaw macha allah lu yàgg dëgg la liggéey bi yàgg nañ ci def nañ ci lu ne. depuis Touba def nañ ci lu ne. maanaam jàppale yéen ci. lu yàgg na. ma ngeen doon nekk Touba li jënd ay nataalu sëriñ si nii. ndeysaan macha allah ma gis si photo waaye xamuma sa tur nag. ndeysaan ma ñëw jël ko ñu may laaj sax si gént gi da nga xam kii. dëgg la ma ne xawma ko waaye man maa ko bëgg daal. ndeysaan gis nga de macha allah kontaan nañ bu am na baax solo lool. vraiment defe na jërëjëf ndeysaan léegi mun ngeen dem xaar après dinañ la may li ngay naan ak li lay aar parce que kat dëmm yi dañ laa topp te jinne bi keroog sànq jooy na fii nee na ma naa la dimbali parce que gars yi dañ laa topp de waaw mbokk yi kon nag ndeysaan xale bu jigéen bi ñëwaat na jinne bi génn na macha allah ñeme na ma xool léegi ñeme na ma waxtaan ak man ndax ba muy ñëw ci kër gi xàmmewul xamul ba xam damaa ñuul wala damaa weex wala damaa xonq ndax mënuma woon xool ah nee na bu may génn sax day kaalawu ndeysaan ndax boobu du moom boobu lu mu àndal la waaye ndeysaan gis ngeen ñu réalisé émission li ci jinne waaw moom mi ngi toogoon sa ginnaaw waaw mais dafa muuru ba bëti rek ñoo doon feeñ ndeysaan boobu du moom boobu jinne bi la kon xam nga ne yàlla moo mën a maye ni côté bii ngay toogee siège bi moo tax ma toogee si gis naa la yaa ngi ci ginnaaw toog yaa ngi muuru ba lii rek moo doon feeñ ndeysaan kon nag dañuy sant yàlla sant yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam vraiment di kontaan ci waa TMS TV nag ah ñoo ngi préparé anniversaire bi nag mercredi la invité nañ ñëpp macha allah cadeau yi ne ñëw cadeau yi TMS yi ñi TMS defar ñi TMS dimbali ah bis am ngeen bis nag TMS am na ñu mu defar am na ñu mu dimbali ndax nag lépp lu nëbbu woon TMS a ko feeñal kon nag moo xewle yana xewle nag kon nag di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi waaw tànk yi day métti bu jinne bi génnee noonu lay demee naar kaa yëkkati ko macha allah bu ko defee dinañ ko may yu muy naan ak li koy aar waaw macha allah jërëjëf di la ñaanal gudd fan ak wér rek. waaw yàlla bàyyi la ko sunu kanam ba si kanam ak kanam. amal loo leen wax ak yaayam waaw loo leen yaayam lan la gis te liñ def soxna si ñu ngi lay laaj yow mi nga xam ne yaayu xale bi li nga jot a gis fii ak li nga jot a dund li sëñ bi jot a def lan nga ciy wax. xanaa Thierno nu koy ñaanal yàlla rek gudd fan ak wér yàlla bàyyi ko fi sunu kanam ba ci kanam ak kanam ndax xam naa bu fi nekkul woon moom làmbaay ñaaw ndax lii ma teg sama bët man masuma gis ku ko def jël nit mu am lu nekk ci yow mu fexe ba teqale ka ak moom ci moom rek laa ko mas gis nu koy ñaanal yàlla rek gudd fan ak wér ak yéen ñii nga xam ne yéen ay journalistes yeeg ñooy caméraman bi yëpp ak sécurité bi ci biti ñu ngi leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér rek ngeen ànd ak kenn ba ca kanam a kanam ak ñu nit ñëpp ñu ngi nag bu nu demee Ndar nag daanu fa am lu nu fa def su soobee yàlla association bi daan ci dugg dinaa jënd ramatam dina jënd su soobee yàlla incha allah. jërëjëf kontaan nañ lool macha allah. Chers internautes, chers téléspectateurs, vous venez de vivre une situation particulière. Une demoiselle qui vient de Saint-Louis accompagnée de sa maman et de sa sœur. Cette demoiselle, depuis 5 jours, elle est là avec sa famille. Elle n'arrivait pas du tout à parler parce qu'elle est possédée par un esprit
qui n'arrivait pas à délier sa langue, qui était vraiment dans tous ses états, qui n'arrivait même pas à parler, qui ne savait pas où il était. Mais le marabout Thierno Moulay Sow, par sa puissance, par son pouvoir, a réussi à faire parler cet esprit, parce que cet esprit, dès qu'il s'est approché de la jambe du marabout Thierno Moulay Sow, du maréchal, the king of the king, le khalife général des djinns, Thierno Moulay Sow, il a pu parler, il a pu vraiment révéler beaucoup de secrets, et le marabout a réussi maintenant à convertir cet esprit en l'islam et vraiment l'a obligé à sortir du corps de la demoiselle. Et vous voyez, la demoiselle a pu parler après avoir été guérie par le marabout Thierno Moulay Sow. Après que le djinn a été sorti du corps de la demoiselle a pu parler au marabout Thierno Moulay Sow, l'a regardé dans les yeux, elle a expliqué beaucoup de choses. Elle a même prié pour le marabout Thierno Moulay Sow, longue vie pour le marabout Thierno Moulay Sow. Sa maman aussi la maman de la demoiselle a aussi témoigné donc du pouvoir de Thierno Moulay Sow et a même expliqué qu'une fois à Saint-Louis, elle fera quelque chose par rapport à l'association donc des fans de Thierno Moulay Sow. Donc une chose assez particulière qui a eu lieu dans la maison de Thierno Moulay Sow. Donc Thierno Moulay Sow qui démontre encore une fois son pouvoir et sa puissance devant les djinns et devant les esprits. So dear ladies and gents, dear followers of TMS TV, you have been, just following us, some like many hours, and you can see that this very lady who was here was just possessed by a spirit, by a jinn, and she has been living in this very house for 5 days, because from the beginning when she came, she couldn't speak, she couldn't express herself, and she couldn't say anything because she was possessed by a jinn, by a spirit, and this spirit couldn't say anything because he was absent-minded. When he approached then the leg of Thierno Moulay Sow, he just found again his mind, his spirit, and he could explain many things. That jinn, that spirit explained many things about what is happening to the lady Rama coming from St. Louis with her very family. But the Marabout Thierno Moulay Sow, the king of the kings, the marshal, did his best to convert this very spirit to Islam. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. He gave him this kind of name, and he made him get out from the body of this very lady. And right now this lady is living nicely, living happily, and she even talked to the Marabout Thierno Moulay Sow. She explained to him that she does like Thierno Moulay Sow, and then she is very happy to see Thierno Moulay Sow. And then she was looking at Thierno Moulay Sow in her very face, but from the beginning she couldn't do that because she was just possessed by a spirit, and this spirit couldn't look at Thierno Moulay Sow nicely. So now you can see what is happening here. And then the lady even prayed for Thierno Moulay Sow long life for Thierno Moulay Sow, because she does know that Thierno Moulay Sow did a great thing for her. And even her mother explained that Thierno Moulay Sow is really powerful, and then she prayed again for Thierno Moulay Sow. She even explained that when she goes to St. Louis, she will do something as far as the association is concerned, as far as the fans of Thierno Moulay Sow is concerned. So that's what was happening here in this very house of Thierno Moulay Sow. You were following TMS TV, your favorite channel, the channel that is showing every time what is given. So keep on following us, stay with us, and keep on following TMS TV. Thanks a lot. Thanks for your faithfulness.